kuñ ci ay détails waaw bas xam nga saa yu ma jëlee pause mu am kenn ku torox ci Sénégal démb Macky Sall la lii sama heure pause bi day fekk ma xiif nag parce que heure yi nii li may génnee nag day brut du ma ko segg parce que lii lekkaguma léegi dama bëgg a wax ak yow ci période bii précisément bas dama dem jël sama temps déglu la bu baax bas parce que bas yow sama morom nga nee naa la nga bàyyi kaala yi ngay sol di bandi lu di teg sa bopp ay paa bas doo paa bas sama morom nga su ma la magul magoo ma bas dama lay wax rek sa morom ay wax ak yow bàyyil jaay prek ya kaala yu métti yi ngay jël di ko sol di jaay prek di wax waxu mag déglu ma dafa am déglu boo xam ne dama laa déglu bas bi yoon j'ai pris le temps de t'écouter bien comme il faut ma dégg la bas nga ne seytaane mu ngi bëgg a yàq lu bëri waaye bas kan mooy seytaane googu xanaa Mark Zuckerberg suñu xalif général sénégalais yi def nañ ko xalif général xanaa Mark Zuckerberg doole bi mu jox pauvre yi moo la commencé déranger ba nga naan seytaane mu ngi bëgg a yàq lu bëri parce que pauvre yaa ngi wax nii laay wax rek ñoom pauvre yi bu ñuy wax rek daf leen di déranger bëgguñu pauvre yi wax dañoo bëgg ñoom ñu ñuy noot ñoom ñuy def lu leen neex du am kenn ku am possibilité tontu leen ba adduna bi dégg ko sama gars yi boo leen joué seen jeu ñoom ngeen bañ a partagé rek ñoom dañuy bég dañuy naan xoolal wax na ñaata nit ko doon déglu sax bëriwul waaw xoolal ñu bëri dégluwuñu ko donc neen koy partagé leen ko ci groupe yi yëpp mu ñu xam ne peuple baa ngi dégg message bu ñu leen di adressé partagé leen ko parce que loolu seen victoire la ñoom ñen yéen boo leen bañee partagé donc bas li ma la bëgg a wax compliqué wul mooy bas ñun lan lañ fi yàq loo xamante ni tarixa yi nekkoon na lu important ci tarixa yi bas en bi nga am ci Ousmane Sonko bas lan moo tax Ousmane Sonko cotisation yu muy demandé gars yi du wàññi sa adiya bas adiya gi nga bëgg a encaissé xaalisu Macky Sall bas nit benn instant da ngay gëm yàlla nga xam ne xaalisu adduna bi yëpp mënoo leen ko jeexal dara taxul nga nekk di bëgg a dee ni lu dul adiya ñu ne waaw politiciens léegi dañuy demandé adiya bak Sëñ Tuuba ba adiya googu noonu nag buñ ko leen ko naree jox nag ñu fuñ jëm ñu ñamati fuñ bàyyi leen yooyu lii du adiya lii jàppale benn nit la boo xamante ni day ñëw changer Sénégal pour sa intérêt yow bas pour intérêt keneen ak keneen bas foog mu am ñu wax ak yéen foog mu am ku wax ak yow nee naa la sa der setul ci Sénégal bas ci biir famille sax famille mbakke yi xam nga nuñ la jàppee bas du ñu dugg ci détail parce que am na ñu bëri comme keroog ni ma la ko waxee ñu la respecté donc dinañ la respecté tant bien que mal mais bas billaahi boo tuubul boo deewee safara nga jëm lu leer laa lay expliqué bas parce que bas bon nga bon boo xamante ni nga jël sant bi bu ko nëbb sa bon gi bas du dem de ça ne va pas marcher de waaye mais bas nga ne nit ñi léegi wax naa la déglu naa la je t'ai écouté bu may commencé live bi loolu laa la wax nee naa la déglu naa la n'est-ce pas waaye léegi xaaral ma wax la loo wax nga ne léegi parti politique yi ñoo gënal nit ñi tarixa bas tarixa du diine bi islam la tarixa dañ ko yokk ci diine gi mais tarixa du diine bas boo xamul yàlla lu mu ñu jox comme devoir rek ñu rappeler la ko tarixa du diine bi mooy islam mais tarixa bi lu ñu yokk ci diine la yonente bi amul tarixa bas yonente bi amul tarixa kon bas mënoo nuñ ne tarixa farata la bas da ngay fen maa ngi jégalu nag ci kàddu yi mais bas da ngay fen tarixa bi du diine bi islam la yonente amul tarixa lan mooy tarixa yonente bi wax leen ma ko bu fekkee tarixa dafa nekk farata wax leen ma lan mooy tarixa yonente bi man ma dem fa jëbalu foofu wax leen ma tarixa yonente bi ban tarixa la waaye bas bàyyi leen di teg xel nit ñi waay bas xoolal ay borom xel ngeen di waxal léegi ay jeunes yu intellectuels brillants calés dans leur tête très intelligents surdoués surtout ñoom ñooy wax ak yéen bas mais bas man je ne te comprends pas gars yi le fait que ñu bëgg homme politique yi yow nga ne homme politique yëpp a yem bas da nga bëgg jël Sonko boole ko ak Macky Sall mii lay jox milliards yi bas léegi yow booy attaqué Sonko da ngay mel ni ku ci boole waale Macky Sall après ci suuf nga jaar ci palais mu jox la valise yi bas bàyyil di teg xel nit ñi bas gënoo leen muus kenn bas sant bee fi nekk rek
waaye intellectuellement parlant bas da koo xalaat kenn gënoo muus kenn gënoo jàng kenn bas dama lay wax rek man surtout waliyu laa comme yow surtout waliyu laa comme yow sa maam xam sama maam bu baax sa maam respecté sama maam bu baax yéen ñii may wax xam ngeen dama leen man jaaxanke la dama leen laajte suñu maam ñun kan la ñu wax leen ko bas sa maam dafa respecté sama maam comprendre nga bas daa koo ma jàng alquran bas gënoo ma mokkal alquran bas da nga nekk saay-saay rek comme man ak yow mais yaay comprendre li ma lay wax bas dàqoo ma jàng alquran boo ne xasida ma ne la waaw mais dàqoo ma jàng alquran bu ñu ibbee alquran bas bu ma la jiituwul ci lecture bi doo ma jiitu bas lu leer laa lay expliquer parce que sama maam sama famille jàngal nañu donc xasida nga ma mën a rawee te xasida du alquran xasida du diine xasida seen liggéey sëñ Tuubaa la xasida du farata ci diine donc xasida du diine on est d'accord xasida lu ñu yokk la sëñ Tuubaa moo ko ñëw indil ko ay taalibeem mais xasida du diine il faut que tout mais fa ngeen am dégg-dégg su may wax de bu la nekkaay dafa nekk di dinga non fa ngeen am dégg-dégg nekkuma di xas de mais tarixa du di xasida du diine yàlla waxul kenn boo mokkalul xasida bii da ngay dem safara wala boo mokkalul xasida bii doo mën a julli loolu mooy farat vous avez compris voilà donc attends c'est où c'est quel arrêt man maa ngi wax ba bay di réer sax non c'est derrière donc bas xasida bi du diine forcé du diine quoi donc xasida bi voilà bakk la normalement ay bakk yu yonent bi la ay bakk yu ñuy bakk yonent bi normalement xasida loolu la quoi mais xasida du diine yaa ngi comprendre donc bas bàyyil bon bi nga nekkee bas am na ay information yu ñu yàgg dégg ci yow bas musoo ju gis ñu attaqué la bas yaa ngi encaissé xaalis gi nga xamante ni moo ko bas waaye ñun musuñu la ci attaqué bas billaahi wallaahi man musuma génn attaqué la bas yaa ngi jël ay terrain sàcc yoo xamante ni ñu ngi la koy jox bas billaahi musuma génn ci internet bi xaw yi sa sutura bas ay nit ñu ngi sàcc ñu yóbbu la Touba nga yóbbu leen ci sëriñ si pour état bi teg affaire bi ci suuf bas musoo génn man nga gis kaay soof génn attaqué la waaye bas boo nee ñun ngay attaqué naka billaahi wallaahi watallaahi dinañ reyante ci réseaux sociaux yi lu leer lañ lay expliqué boo nee nag ñun ngay attaqué bas ñun attaqué wuñu la yow nga ñuy attaqué au nom de Dieu tu déclares la guerre je te dis une chose parce que nous on a tellement de choses sur toi qu'on pouvait dire qu'on n'a pas dit par courtoisie par respect à ce que tu représentes pour certaines personnes mais bas buy wax di jël diine saa yoo waxee diine nga ne tarix bas bàyyil di def manipulation boobu bas parce que yéen vous êtes des manipulateurs bu nit yi waxee nga ne diine gi sax léegi dañ ko kii après boole ci tarixa gi sëñ Tuuba yoonu sëñ Tuuba bàyyi leen di jël lu ñu wax tarixa ngeen boole ko diine di def similitude boobu comme si tarixa mooy diine forcément ku bëggul tarixa da nga bañ diine islam bas bàyyi leen manipulation googu bas nee naa leen ay borom xel ngeen di waxal ñu leen dàq jàng ngeen di waxal ñu leen gën a jàng gën leen xam diine ngeen di waxal bas bàyyi leen manipulation yi du jàll mais bas yow tey comme ni ma la ko waxee rek yow yaa waroon jàpp loxo Ousmane Sonko yóbbu ko ci sëñ Mountakha ne ko xoolal kii mooy représentant sëñ Touba mais bas yéen lan moo tax ngeen jël xaalis gi rek ne sénégalais yi waruñu am jàmm parce que à cause de vos intérêts personnels à cause de yow sa intérêt personnel nga ne ñeneen ñi les 17 millions de sénégalais yi doivent pas vivre en paix parce que yow sa teraanga ci kii nga koy amee kon da nga waral lot 17 millions de personnes c'est pas sérieux c'est pas sérieux faut que quelqu'un ait le courage de te dire la vérité c'est pas sérieux donc ngeen naan waaw léegi jël nañu boo leen ne woo leen ci tarixa sax woote politique bi moo leen gënal woote tarixa parce que woote tarixa bi farata la obligation la ci nit politique bi mu ngi defar suñu àdduna bas yéen a ngi woo nit ñi ci tarixa nit ñi amuñu lu ñuy lekk ñi di dajaloo foofu amuñu lu ñuy lekk bas ñooñu politique bi ñu lijjanti seen bopp ci politique bi ba réew mi tegu ci yoon billaahi wallaahi tallaahi moo gën woote yi nga xamante ni sama maam nee na sama maam defoon na lii moom moo fa nekk dañ foog ñu wax dëgg nit ñi toog noonu seen wet amuñu lu ñuy lekk boo leen paree wax ci sa maam après ñooñu dañuy dem di ñaan di woyaan pour am lu ñuy lekk bas loolu defarul seen àdduna loolu xam ko baax na
bakk sa maam waaye yaa ngi bakk sa maam bëgg bëgg amaale ñeneen ñu lay jàppale pour nga bakk sa maam bakkal sa maam kay bu la neexee bakk sa maam chaque jour loolu ñun amuñu ci benn problème mais dinaa bakk sama maam waaye ñëpp dañoo war a ànd ak man bakk sama maam parce que loolu foo ko teg man sama maam kenn du ko bakk te ci diine islam lu mu représenté ci Sénégal ñëpp xam nañ ko benn kii bu ndaw lañ koy defal chaque fois dans l'année benn yoon benn gàmmu la ñuy defal sama maam gars yi dajaloo jàng alquran defal ko sarax pour yàlla yërëm ko mais ku dee yàlla dañuy ñaan yàlla yërëm ko ku dee mënu la defal dara ku dee mënu laa garantiral arjana ku dee mënul jàppale ku nekk di dundu bas bàyyi leen di manipuler sénégalais yi bas ku dee mënalul boppam sax ba nit yi nekk ci àdduna ñoo koy ñaanal bas loolu alquran la bas yàlla moo ne ci alquran nit boo deewee sa parent sa papa sax ak sa yaay duñ la mënal dara bas loolu boo leen ko bañee da ngeen bañ lu yàlla wax bas ñun dañoo xam diine gi yàllaa ko wax ne nit boo demee ba gaañu sa pap bu ñu demee jour yoomal xiyaama bu ñëpp yeewoo boo doom yaay dina daw doom pap dina daw doom xanaa loolu du alxuraan bas loolu alxuraan la boo leen waxee le contraire yéen da ngeen weddi yàlla boo leen waxee le contraire barki alxuraanul karim da ngeen weddi yàlla parce que ñun jàng nañ diine bi bas jàng nañ diine bi waaw mais ñun tooguñu di wax lépp lu ñu xam ñu ngi noppi ñu ngi lépp lu ñu xam buñ ko waxoon tey problème am gars yi ne waa dañoo commencé attaqué ba pare yow maintenant fii laa commencé wax ak yéen gars yi woo ma ci suuf ñaan ma ne naa arrêté di leen attaqué parce que ñoom ay kii la ñu mais dañoo bokk ci combat bi te bëgguñu ma attaqué seen ay gëm-gëm ma ne leen ok léegi teg leen affaire yi ci yoon boo leen bañee ñu attaqué la gars yi ne ma ok dinañu wax ak sëriñ yi comme ça ñu teg affaire yi ci yoon moo tax ma noppi mais yow léegi tu veux nous attaquer tu veux déterrer la hache de guerre boo ko déterrer ñu jël suñu hache de guerre bi nga xamante ni xam nga ni dara tegul ñu teg ko du ragal du leneen dara tegul ñu teg ko lu dul waay bëgg ñenn ñi bañ a am lu leen di fekk rek mais dara tegul ñu teg ko du ragal moo tax ñu teg ko du leneen moo tax ñu teg ko mais lu tax ngeen di attaquer nit ñi lu tax yéen vous pensez que vous devez attaquer les gens au nom de quoi en bas nee naa la billahi wallahi wa tallahi bu ñu tegoon alquran fii tijji ko man ak yow ñu ne ñu liir ko bas bu ma la njëkkul pare doo ma njëkk pare lu leer laa lay expliquer donc man munoo ma nax munoo leen ma baab munoo leen ma manipuler kenn munu ma manipuler man ci diine kenn parce que li ngeen di woon gars yi ni da ngeen ko def mooy jàng moom laa njëkk a def comme yéen xam luñ ci wax kon kenn munu maa wax lii ak lii di ma manipuler kenn munu ko parce que Sénégalais yi bëgguñu jàng dañoo bëgg facilité au lieu que nga dem jàng nga ne noo kii jàng na xaaral ma toog ci wetam dina ma dugal arjana mais dem leen jàng ji yàlla daf leen ne ngeen dem jàng boo leen jàngee kenn mënu leen nax mais Sénégalais jàng boobu la bañ ne du dem jàng ba pare ne dafa bëgg ay raccourci toog ci wetu nit ci noonu lay jàngee déedéet du noonu la ñuy jàngee école sax boo bëggee jàng da ngay commencer par CP CI CP C1 C2 CM1 nga dem ba terminal ba master ba doctorat mais tamit munoo toog ci wetu nit rek nga ne léegi am naa xam-xam loolu moo am ci réew dem leen jàngi ci ngeen bàyyi bëgg lu yomb donc bas man dama nekk ci pause sama xol bi tàng lool parce que dama jël sama temps ma dégluwaat la bu baax pour bañ a wax li nga xamante ni waxoo ko parce que loolu tooñ lay doon bas ma dégg la nga ne ñëpp ñu bépp politicien buy ñëw ak bépp politicien bu fi nekk ni Sëñ Touba ko gën mais xanaa politiciens yooyu dañu leen ne dañoo nekk ci concurrence ak Sëñ Touba xanaa politiciens yooyu bas dañ laa ne dañoo nekk ci concurrence ak Sëñ Touba lan moo tax nga jël affaire yi di ko yóbbu ci Sëñ Touba comme si gars yooyu dañoo bañ Sëñ Touba bas bàyyi leen di toog dox may nu nit ñi waaw bépp politicien buy ñëw ak ko fi nekk kuy ñëw sax Sëñ Touba la gën kenn mënuñu jënd Sëñ Touba mais bas est-ce que c'est ça le débat est-ce que c'est ça le discours qu'on attend de toi parce que mënul ñëw ci yéen ngeen ne ko dënk naa la Sëñ Touba ba pare tey nga ñëw di ñu naan ay non gars yi nañ bàyyi politique Macky Sall bu mu ñëwee Touba waxul foofu noonu waa sëñ bi da ngeen fi tere politique waaye nag parce que président fu mu taxaw foog ma politique fa tuuti Macky Sall waxul weddiwu leen yéen ñëpp ci kanamu adduna bi yëpp ci digg Touba mu ne moom foog ma politique moom
ngeen ne nan ndaw yi ba na taalibe bàyyi politique mais njëkk leen teg Macky Sall ci yoon boo leen bëggee taalibe yi respecté li ngeen di wax kay da ngeen war a yemale ñëpp président ak ku dul président yëpp bu defee lu sëñ bi di tere nañ ko rappeler à l'ordre. Macky Sall fii la toog weddi leen yéen ñëpp kanamu Sénégal yëpp mu ne moom dina politique fan la mujjee lu dul ay reetaan ay tacco ah loolu la mujjee noonu la mujjee de y a pas eu de suite fan la mujjee. Il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Il faut arrêter de prendre les gens pour des moutons. Ah, li ñu xam ci réew mi bëri na ñun tooguñu di wax ci lépp dafa am lu ñu choisir ne bàyyi ñu concentrer léegi ci politique bi quoi ah bu ñu gisee lu jeng ci diine bi ñu recadrer ko vite fait continuer waat ci politique bi. mais boo ñu bëggee attaquer nag bari ci yàlla bi lay wala ay talaay xam nga ne xeex bi bu jógee dara du ko fay ci réseaux sociaux yi toi tu le sais il y a personne qui est capable d'imposer le silence aux gens dans les réseaux sociaux personne président de la république sax jéem na ko mënu ko donc parce que bul attirer ci sa kaw loo xamante ni bu commencé ça ne va pas t'arranger Macky Sall muy seen président yéen wax na ci réseaux sociaux ba sonn mënu ci dara donc si tu attires la foudre sur toi elle va s'abattre sur ta tête mon frère donc il faut nga xam fi ngay yem te Sonko bañu leen Sonko musu leen xeex Sonko musu leen woo wax bu ñaaw nga jël Sonko boole ko ak sàcc yu lay jox yow nga xam ne dañoo sàcc ba pare nga nangu xaalis gi di ko téye ba pare nga bëgg a jël Sonko boole ko ci sàcc yor te yow sàcc yaa ngi nii di la jox chaque jour nga dugal ko ci sa kees ci ngeen récupérer ay enveloppe sàcc ay sàcc yi nga xamante ne dañoo sàcc ay milliards réew mi jox leen ay enveloppe ngeen dugal ko seen poche doo leen sax laaj nit fan la ko jëlee loolu la yàlla wax ci diine alal bu lewul kilifa daf ko war a téye kilifa daf ko war a nangu alal bu lewul loolu la leen yàlla sant ci diine ñëpp ñuy ñëw di leen jox enveloppe ngeen gaawantu jël enveloppe yi dugal ko ci poche da ngeen di laaj gars yi nan lañ ko amee ak lan mooy seen liggéey loolu la yàlla wax ci diine waaye sama gars yi li ñu xam dafa bëri nee naa leen ci diine bi ñun kenn mënuñu nax bugguma xuus trop ci diine bi mais je veux juste que te limiter à ce que je viens de dire là quoi am na yu bëri yoo xamante ni ñun xam nañ ko mais dañ koy noppee quoi bugguñu ci lu bëri yaa ngi comprendre mais bu leen tooñ nit ñi quoi bu leen chercher bu leen provoquer nit ñi boo leen ñu provoquer nag vous allez nous trouver ça je vous dis boo leen ñu chercher vous allez nous trouver donc il faut arrêter cette comédie là rapidement voilà parce que nous on a une liberté d'expression qui nous vient directement du khalife général kullun informaticien Mark Zuckerberg donc yéen mënoo leen ñëw tey ngeen di wax lu leen neex ngeen ne doo leen am tontu parce que lan la nit yi dañ leen di ragal wala nit yi dañ leen di rus nit yi bu ñu leen rusee ngeen rus nit ñi loolu mooy wax ji ku la rus nga rus ko am na ñu bëri ñoo xamante ni dañ la rus moo tax du ñu wax ci yenn mais ngeen rus nit ñi waay yéen doo bëggoo leen rus nit ñi ba pare ko wax ngeen ne waa kii dafa ñàkk teggin yéen a ñàkk teggin parce que ñu bëri ñu ngi leen di ormal ñu bëri ñu ngi leen di rus di lay xool ci dara mais yéen ngeen ne déedéet yéen doo leen xool ci dara yéen da ngeen di humilier nit ñi da ngeen di wax nit ñi lu leen neex ba pare kenn waru leen tontu yéen a njëkk ñàkk teggin c'est ça la vérité donc sama gars yi live bi dama leen koy bàyyil ngeen mën ko partager gars yi yëpp ñu bàyyi di nax sénégalais yi quoi dañoo bëgg a jël adversité créé ko ak le parti Pastef nekkul ci adversité ak qui que ce soit ak benn tarixa ak benn religieux ak kenn quand un parti vient pour l'intérêt du peuple arrêtez de le stigmatiser nii ngeen def ak Mamadou Dia kilifa diine yi ñoom ñoo tax ba Senghor tëj ko mais il faut pas que yéen ngeen pousse ñu wax Mamadou Dia c'est les hommes religieux du Sénégal qui l'ont politiquement tué mais képp ku jàng histoire du Sénégal xam nga loolu dem ne Mamadou Dia dafa contre diine gi dafa contre sëriñ si foog ñu limiter Mamadou Dia foog ñu jàpp ko ngeen def combine ak Senghor pour ngeen éliminer Mamadou Dia ça s'est passé l'histoire est là pour nous le rappeler mais il faut arrêter vous ne pouvez pas faire la même chose avec Sonko parce que Sonko ay jeunes yu muus ñoom ñooy suivre sa démarche ñoom ñooy suivre si Sonko est incohérent man maay première personne buy ñëw dal ci kawam keroog rek je parlais de son accoutrement de son style vestimentaire mais am na ñu bëri ñu mu metti mais je n'ai rien à secouer ñun nekkuñu fi pour raay qui que ce soit on est là pour dire la vérité donc au bout d'un moment il faut que ngeen xam ni mais l'époque le temps a changé li ngeen mënoon def ci jamono Mamadou Dia mënatoo leen ko def ci génération parce que jamono boobu rajo ak télé kese moo am comme moyen de communication aujourd'hui khalife général bi Mark Zuckerberg créé na réseaux sociaux pauvres yi mën a wax di mën a yee seen morom yéen ngeen ne forcément yéen seen wax bas boo defee communiqué yaa ngi dugal ko ci YouTube
duñ ko gën a xool ko man live yu ma def YouTube ah duñ ko gën a xool ko man direct yu ma def ci Facebook est-ce que xam nga loolu Bass peut-être mu génn ci télé man sama wax génnul ci télé mais buñ koy mesurer ci réseaux sociaux yi Bass sa kaddu ëppul impact que sama wax ci réseaux sociaux yi de xaw ma ndax xam nga ko ah oui sama wax gars yi dañ koy partager comme sa wax man tamit dama am ay taalibe barke alxuraanul karim dama am ay taalibe yu ma fonk ndax dëgg ak bëgg Sénégal gi ma bëgg Sénégal donc bu leen yaakaar ni yéen seen kaddu moo ëpp valeur suñu kaddu seen kaddu la nit ñi di gën a déglu ko suñu kaddu de yéen a ngi nax seen bopp sénégalais yi dañuy déglu parce que xam nañ ni réewuñu dëgg kese la ñuy wax donc waaye au bout d'un moment il faut arrêter bu leen wax loo nit ñi bu leen dugal nit ñi di xawi seen sutura yi parce que sutura googu ngeen di dundee xam nañ ko liggéeyoo leen waaw boo waxee ñu ne la waa gars yi am nañu ay champs am nañu ay dañuy bay ñan ñoo leen di béyal du peuple bi moo leen di béyal peuple boobu da ngeen di jël ay saaku ceeb jox ko famille bu nekk ñu partager récolte boobu noonu da ngeen koy def dañu wax da ngeen bëgg ñu wax ngeen ne da ngeen di bay boo leen bayee ba pare da ngeen di jël ku nekk taalibe bu nekk këram ngeen jël 5 saaku 10 saaku ngeen dugal ko ci këram ne ko dundal lii jàppaleel sa bopp ci lii da ngeen koy def ñu waxee ne dañuy liggéey dañoo am ay tool bàyyi leen di dox ci maynu nit ñi way waxoo leen ak ay dof bu leen ñu waxloo am na yu bëri yoo xam ne bëgguñu ci dugg nag mais boo leen ñu ci poussé dinañ ci commencé dugg de te buñ leen ci attaqué ci dëgg lay doon lu ñuy teg ci dëgg kenn du ko weddi taalibe yi fii ñëw sax di déglu dinañ xam ne lépp lu ma wax dëgg la sosaluma kenn lépp lu ma leen wax dëgg la waaw te loolu day metti après ah donc teg leen affaire yi ci yoon ngeen bàyyi di ñu tooñ ok voilà man sama ennemi Macky Sall la ñëpp Sénégal yëpp koo laaj kan mooy noonu premier cas yi soof dinañ la ne Macky Sall mais boo leen ma bëggee utile ay yeneen nit yoo xamante ni dañ ma koy coller comme ay noon mais ça dépend que de vous ah boo leen ñu ci bu ma xëyee ñu jël ah man sama ennemi principal Macky Sall la ñëpp xam nañ ko ci Sénégal bëgguma boole keneen ci sama ay noon mais boo leen ñu bëggee boo leen bëggee ñu song leen yéen tamit continuer leen li ngeen di def nii ça ne va pas prospérer parce que la jeunesse est émancipée intellectuellement parlant au niveau de la pensée au niveau des idées mais la jeunesse est placée à un niveau boo xam ne c'est insoupçonné vous prenez les gens pour des idiots au bout d'un moment il faut arrêter de prendre tout le monde pour des imbéciles il faut arrêter de prendre des talibés qui te respectent pour un idiot parce qu'il te respecte pour un mouton parce que day ñëw di la jox adiya il n'est pas fou il n'est pas un mouton il n'est pas un con il n'est pas un manipulé daf la respecter rek ñëw yéene la loolu jox la ko mais ça ne veut pas dire que c'est un con boo xamante ni waruma ko respecter leen talibé yi seen ay talibé ngeen nekk di décevoir chaque jour boo gisee réseaux sociaux yi discours contre yenn corruption ci famille yi gars yi di ko dénoncer ci famille religieuse yi gars yi di ko dénoncer te mu am doole c'est parce que vous décevez tous les jours vos talibés qui vous soutiennent je vous dis chaque jour ngeen décevoir seen talibé yu leen di soutenir mujj bi talibé yooyu ñoom ñooy jëbbalu ci réseaux sociaux yi commencé jàppale réseaux sociaux yi pour yenn seen pouvoir bi mu egg suuf lu leer laa leen di expliquer talibé yu bëri déception chaque jour la ñuy jëlee léegi ci yéen dañ leen di défendre ba amatuñu argument pour défendre leen ba pare chaque jour ngeen def ay njombe waaw yoonu sëñ Touba bi kenn mënulu ko dara yoonu sëñ Touba lu ñu wax ngeen ne yoonu sëñ Touba bi comme si benn doomu aadama dafa jóg mu ne moom yoonu sëñ Touba bi lay song quoi comme si dafa am kenn ku déclaré wu ni moom ennemi yoonu sëñ Touba bi la dafa am kan ban homme politique moo ko wax di bëgg sosal nit ñi bas nekk leen ay nit waay nekk leen ay nit yow sama morom nga nee naa la boo simbee grand boubou bi da ngay jaay prek comme man sama morom nga sa morom mooy wax ak yow waxuma ak sëñ Mountakha yow laay waxal bas parce que sama morom nga ay comprendre donc sama discours bi mun naa ko adresser à toi yow mi nga xamante ni sama morom nga ok bàyyi leen di jàppee nit ñi ay dof ñoo leen gën a muus fop gën leen jàng fuuf gën leen xam aduna nu muy doxee gën leen xam politique li ngeen di def politique la li ngeen di def nii politique la ba pare ngeen ne nit ñi nañ génn ci politique te yéen ngeen di politique parce que li ngay def politique la xaar ba élection locale yi di waaj a jot ne homme politique yi yëpp ñoo yem mooy bu leen dem faral opposition bi changement du fi am Macky Sall lu muy def nii moom mooy continuer di am bas da nga yaakaar ni yow yaa gën a muus nit ñi bas da nga jàpp ni yow yaa gën a muus nit ñi nga xaar ba élection locale di jot nga ne homme politique yëpp a yem mooy ça veut dire que opposition mënu fi changer dara comme Macky Sall la ñuy def yaa ngi soutenir Macky Sall ci pet nga jàppee ñu ay dof bas bëgguma ci xuus lu bari quoi xoolal li ma la wax xam ko rek yaa ngi comprendre
ñu yemale ko fii quoi j'espère que le message a été clair kenn du fi dof kenn du fi fanatisme jeex na ci Sénégal la révolution des esprits lañ nekk actuellement la révolution de la pensée fanatisme dafa jeex ci Sénégal gars yi léegi seen xel la ñuy jëfandikoo fanatisme jeex na ci Sénégal xam leen ko gars yi léegi ils sont fanatiques de leurs esprits moi je suis un fanatique de mon esprit sama esprit lu ma wax li ma comprendre loo man fanatique loolu la du ma fanatique benn doomu aadama de wala fanatique benn doctrine religieuse de du ma fanatique benn doctrine religieuse wala benn doctrine politique je suis fanatique de mon esprit donc ma wax la wax boobu noonu ngeen comprendre jërëjëf di sant ñëpp di gërëm ñëpp sama taalibe kaay Sofi du ma sax seen sëriñ de waaye am na ñi nga xamante ni dañ may woowee sëriñ rek ngeen jéggal ma moo tax ma ne leen sama taalibe waaye xam naa ni sama ay papa ak yaay yi ak ñi nga xamante ni ñoom ñoo ma ëpp xam-xam ci bépp côté bu mu munti doon ci àdduna bi ñoom ñoo may déglu donc dama leen war a respecter moo tax ma leen di respecter tous les jours waaw xam naa ni li may wax yëpp yéen a ma ko gën a xam li may teg nii yëpp yéen a ma ko gën a xam li ma jàng-jàng yéen a ma gën a jàng bas loolu nga war a admettre yow tamit nga xam ne gars yi ñoo la gën a jàng ëpp la xam-xam gën la xam ci diine gi donc booy wax ak nit ñi nga wàccee sa bopp parce que looy jaay ci àdduna bi am na ku la ci sut waaw jërëjëf sama gars yi merci à tout le monde bii dama leen koy bàyyil ngeen partager ko bas bu baax jërëjëf